13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu na mu ko jukki nemmeeku ngeen taw bi ci yenn ci ay gox jamono yi may wax ak yéen fi nga xam ne moom moo di ci Ndakaaru ca diwaan bu Matam itam lu nu mel la ñu fa nemmeeku taw bu mitti ba fa wàcc ba tax lu tolloog ñaari doomi aadama daal di ñàkk seen bakkeen ginnaaw ab bâtiment ba mu màbbee fa nga xam ne moom moo di seen kaw ma nga amee ca commune bu Nabadji daañu ci dikkaat nu mu gën a yaatoo daañu wax ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb ci dibeer gi lu tolloog fukk ak juróom-ñett ci ay doomi aadama ñoom ñoo toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo jot a dëddu juróomi téeméer ak fukk ak juróom ñett ci ay cas positif la ñu am ni ki démb lu ñeel wàllu prise en charge yi ñi nga xam ne nag dañoo amee jàngoroy Covid 19 chef bu service bu radiologie bu hôpital Aristide bu Dantec met ba futt la def ci li nga xam ne moom moo di ñàkkub oxygène ak itam ñàkk lal yoo xamante ni dees nañ ci mën a tëral aji tawat yi moom professeur El Hadji Niang di ngeen dégg ay kàddoom ci les jotaayu xibaar daañu dem itam fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Niger foofee itam taw bi di moom maître Augustin Senghor ba mu fay dem ngir amal ab doxu nemmeeku moom Samba Amadou Sarr si la génnee àddina ni ki tey ji daañu ko jébbal boromam ca sëkk yu Pikine mbokki lu ni mel buñ ci noppee daañu ci toftali yéenekaay yi xëyee ni ki tey ji léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu ginnaaw taw wi nga xam ne nag jamono yi mi ngi wàcc ci yenn ci ay gox fii ci Ndakaaru fii ci Almadies tam lu nu mel la ñu fi nemmeeku ñu wutali fa nga xam ne moom moo di ca Matam taw bu mitti wi nga xam ne nag moom moo fa wàcc tax na ñaar ci ay doomi aadama daal di ñàkk seen bakkeen ginnaaw ab bâtiment bi mu daanoo fa nga xam ne moom moo di seen kaw lu nu mel itam ma nga am fa nga xam ne nag moom moo di ca commune bu Nabadji Siwal du ñàkk daañ ci dikkaat bu baax a baax ci suñu ndaw la nga xam ne nag moom moo ñu teewal ca diwaan bu Matam moom Ali Bandel ñoo ca diwaan bu Matam la ñuy def sa Samba Boy addu kalpe yi nga xam ne nag sonal nañu leen mu mel ni nag lu tolloo ko juróom-ñett ci ay doomi aadama yoo xamante ni nag amaloon nañ ab cong jëmale ci jaaykat yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca lum bu Orkadiéré mu mel ni nag kenn ka daal dinañ koy teg loxo ñeneen ña sa des itam ñu ngi rek leen di wër gendarmerie nationale ma ngay def liggéey wu nga xam ne nag moom la ci war a def ngir rek ñu daal di teg loxo ñi nga xam ne nag sonal nañu huit askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Matam rawatina ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu njënd ak njaay ñu wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar jàpp leen ne mbas meeg tolluwaayam ci mim réew ni ki démb lu tolloo ko fukk ak juróom-ñett ci ay doomi aadama ñoom ñoo toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci ay cas positif la ñu am ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ci ay test yoo xamante ni nag def nañu ko jàpp leen ne ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu Covid 19 te xamuñu rek fan lañu ko jëlee juróom fukk ak juróom ci ay cas grave la ñu am junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci ay doomi aadama nag ñoom ñoo génn àddina ci Covid 19 boobaak léegi nga xam ne gane si na réew bu Sénégal ñu des ba tey mbokk yi ci li nga xam ne moom moo di wàllu wérgu yaram mu mel nag lu ñeel wàllu prise en charge yi nga xam ne dañoo amee Covid 19 ci mim réew ki nga xam ne nag moom moo di chef bu service radiologie bu hôpital Aristide bu Dantec moom moomee mer ba futtu la def ci li nga xam ne moom moo di ñàkkub oxygène ak itam lal yoo xamante ni daañ ci tëral ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di aji tawat gi mu mel ni itam scanner bi mu paanee boobaak léegi mu jege li nga xam ne nag moom moo di ñaari at ñu teewlu ay kàdduk professeur El Hadji Niang ci micro Chérif Dia ak Thierno Laurent Mendy. bu jéggi dayoo la parce que actuellement nit ñi dañ amul dara te ñun ñi nekk ci hôpitaux yi actuellement amul dara lu ñu mën a wàlloo malade yi lu ñu leen mën a jox ndax wax naa la fii nii actuellement oxygène amul ordonnance yëpp dañ koy prescrire malade yi gannaaw loolu lal sax moo amul foo teg sa malade en attendant sax nga daw jëndi ay médicaments moo amul lal yi doyul. waaw mën naa ni amul da nga yor sa malade di wër ak moom ba finalement feebar bi faagaagal ko sa biir oto
oui actuellement dara amul yàlla mënu mën aar ñaari at a ngi sama scanner ba Covid commencé ba léegi sama scanner marché wul wax naa ko fu nekk loo bëgg ma def ko. day bàyyi ay séquelles comme ni lakk mel ci kër noonu la Covid mel ci poumon mën na la lakk buñ ko teelee fay xëy na du am dara lu garaaw après wala li fa nekk si néew mën nañ ko faj mu wér mais bu dee dem na ba nga xam ni sore na lii musiba la man gëm naa ni musiba la. Chérif Dia moo doon taataan ay kàddum moom professeur El Hadji Niang moom moo nekkoon ganuk info du matin di li nga xam ne moom la ñuy amal fii ci télévision Futur Média ñu des ba tey ci li nga xam ne moom moo di mbas mi jàpp leen diwaan bu Tëngéej jamono yi nag virus ba ma ngay wéy di fa defi njombe ba tax itam ñi nga xam ne itam ñoom ñoo fa dëkkee nag ñu ngi gën a baral li nga xam ne moom moo di xeex mi jawatina ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yor wàllu cet gi jamono yi nag soppi nañ li nga xam ne moom moo di doxalin ñu ngay dugg ci makkaan yi di gën a ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi dañuy rek teewlu ki nga xam ne moom moo di major Mamadou Thiam Faye moom itam moom moo jël boobule stratégie ginnaaw ab waxtaan woo xamante ni séq na ko ak suñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo ñu teewal ca diwaan bu Tëngéej ak li ko wër Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. Mamadou Thiam Faye mu ñu fekk muy def ab démonstration moo ñu dalal ci sous-brigade de l'hygiène de Rufisque nekk ñaareelu dëkk bi nga xam ne coronavirus bi daf ko laal ci région bu Dakar law gi nga xam ne nag jàngoro ji daf koy law ci dëkk bi jaaxal lool kilifa yi. non jàngoro bi yokku na bu baax a baax premier ak deuxième vague lii xew nii ñun dañ def ci yéem ñu ngi wax population bi. lii nga xam ne moo xew nii dëgg la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñëpp fagandugu pour jéem a xeex doomu jàngoro bi lu am la nañ ko moytu bu baax. fees gi nga xam ne bërëbu fajukaay yi dañu koo fees rax si dolli ñu bëri ñoo xam ne jàngoro ji dafa nekk seen yaram tëdd seen i kër raxas kër yooyu mën na fexe nag ba wàññi law gi nga xam ne jàngoro ji daf koy law naka la ñu koy amalee major Mamadou Thiam Faye di ko jàngale fii. waaw day jël fii 4 par d'eau benn ngi noonu. ñaar ngi noonu ñett ngi noonu ñeent ngi nii ñeent yi nag mooy ndox mi yow yi nga xam ne yaa xam li nga soxla ci produit moom ngay natt moom natt na ñeenti kaas ndox mi léegi day natt benn kaas eau de javel waaw léegi gis ngeen natt na benn kaasu eau de javel ñeenti kaas ndox ak benn kaas eau de javel mu nekk juróomu pàcc nag moo nekk solution bi nga xam ne moom la ñu war a désinfecter kër gi mooy caabi yi portable yi loke yi buntu oto yi foo chaise yi rampe escalier yi kuddu yi foo xam nit mun na ko laal rek loolu solution bi moo koy def te solution bi su ko defee ba pare suba su ko bëggaat defal suba dina tuur ndox mi defaat li mu defoon. dañu cee war a dolli tegtal yi nga xam ne moom la waa kër docteur joxe rawatina di takk sa masque saa su nekk. maa ngi wax ñëpp nan takkandoo ay masque au bout de 2 semaines su fekkee ñëpp takk na masque affaire boobu day dem pourquoi 2 semaines parce que 15 jours yooyu mooy la période d'incubation mooy période bi nga xam ne doomu jàngoro bi day nekk ci sa biir su fekkee ne 15 jours amul benn doomu jàngoro cela veut dire que ñëpp dinañu wër mais ñi sol masque loolu baaxul. sous-brigade de l'hygiène de Rufisque daal di yokku nag feemi xeexinam léegi daf see daal di yokku nag di ñaax askan wi te it di leen jàngal naka la ñu mën a raxasee seen kër yi ba tax jàngoro ji du fa law. Abdou ginnaaw diwaan bu Tëngéej ñu wutali weneen ab diwaan bi la yoon dañuy dem fa nga xam ne nag moom moo di ca Ndar Géej foofee itam imam ak ulema yi itam ñu ngi wëy di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi li ñu xam ne jamono yi moo xam ci seen xutba wala bokk bépp waxtaan woo xamante ni des na ko mën a amal ak askan wa daañ wëy di leen ñaax ngir rek ñu gën a ñàkk seen bopp ñag itam ñi nga xam ne nag ñoom lañ doon jëflanteel ginnaaw am ndaje woo xamante ni nag Alliance nationale des communautés pour la santé ñu ngi ko doon amal diwaan Géej ak li ko wër Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. ci ndaje bi nga xamante ni atelier la alliance nationale des communautés pour la santé amal ko imam ak ulema yi nekk ci diwaan Ndar Géej nag bokkoon ca ñoom seen i kaddu nee nañu lu jëm ci wàllu mbas mi jamono jile mbir yi dafa gën a doy waar moo tax ñu ni lu jëm ci wàllu seen i xutba daañu xool nañ koy gën a orienté ci askan wi ngir ñoom seen i bopp ñu mën a respecté lépp loo xamante ni kër docteur digle na ko. danañ woo imam yi d'abord
pour ñu waxtaan ci mbirum xutba yi ñuy def ci mosquée yi ñuy def ko xutba yoo xam ne day nekk xutba benn xutba pour tous les imams xutba yi li koy waral it mooy sensibiliser askan wi ci ñuy bàyyi xel ci recommandation yi nga xam ne moom la ñu docteur yi digal. ndogal bi nga xamante ni itam jël nañ ko jëm na ci wàllu cérémonie religieuse yi ñu ni lu ci bare askan wi dañ fay bare te li ñu gis mooy lexa ay mesures barrières ak lu ñu mel kenn du ko respecté ñoom nag nee nañu loolee daañu ci xar seen tànk tubéy ngir askan wi mën ko topp. surtout nag cérémonie religieuse yi parce que loolu mënul ñàkk waaye nag bu amee it mën nañ ko respecté bu baax a baax li nga xam ne mooy recommandation médecin. ci cadre chargé de projet bu alliance nationale des communautés pour la santé imam yi liggéey bu rëy la ñu am ndaxte war nañu wax ak askan wi xamal leen feebar bi ak jafe-jafe yi muy indi. mooy bu ñu paree ci activité bi imam yi bu ñu delloo seen ay gox mën a taxaw jàkkaarloog nit ñi wax leen ne dañoo war a respecter mesures barrières yi te it dañoo war a ñàkk seen ay ñoñ. ñu bëggoon nag ñoom bés ni tey ñu jóg taxaw bés bu ne ci seen jàkka yi ñuy wax ak mbooloo yi wax ak askan yi. feebaru coronavirus bi nag ñu gis ni jamono jile ay loraange yu bare lay indi ci askan wi ñi ciy faatu itam bare lool tax nag alliance nationale des communautés pour la santé ak imam ak ulema yi nekk ci diwaanu Ndar Géej taxaw ngir feebar bi ñu mën ko xeex. ñu dem Caajaay Ousseynou foofee nag ki nga xam ne moom moo di Omar Youm naam biralul li nga xam ne nag moom moo di ñàkkoom waaye tam mu ngi sàkku ci askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca Caajaay ñuy amal ñàkk yi bu baax a baax jàpp leen ba tey mu mel ni nag commune bu Caajaay ak itam agence yu CMU nag ci week-end wile ñu saytu ci ay doomi aadama ëpp na 4 junni ak téeméer ak lu ko toftal Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci reportage. Plus de 4000 personnes enrôlées dans la commune de Thiadiaye, elles ont bénéficié de la couverture maladie universelle. L'enrôlement de 3534 élèves, de 600 personnes adultes au titre des adhésions classiques, composées de taximans, de conducteurs de moto-jakarta, de retraités, de relais communautaires. lu ëpp 4 junni doomu aadama ñoom la ñu daal di jël boole leen ci couverture maladie universelle foofu ci commune u Thiadiaye. donc loolu yëpp dajale nga ko ci xale yi ñi nga xam ne ñu ngi ci école yi dajale nga ko ci ñi nga xam ne ñooy artisans yi ñuy liggéey secteur informel dajale nga ko aussi ci jigéen ñi nga xam ni ñoom daanaka ñooy genn wàllu Sénégal wala lu ko ëpp donc gis nañ ñi cible yi yëpp jël nga leen en compte. xew-xew boobu tamit tax na ba maire commune bi di sensibiliser ci lu jëm ci wàllum mbas mi donte sax ba léegi Omar Youm waxul ba xam nangu naa jël vaccin bi nga xam ne moom la bañoon teewul mu ngi ñaax askan wi ñoom ñu daal di dem vacciné wu. parce que feebar bii di ñëw nag ku ci ñàkkuwul da ngay am problème te ñàkk bi dina la permettre même bu la dalee du garaaw fi la yóbbu di la yóbbu ay hôpital ak yooyu du la rey kon nañu góorgóorlu effort yi gouvernement bi di def ñu mën ko accompagner li ci des mooy suñu pas-pas mooy volonté ñu góorgóorlu ci ba nga xam ne ñun ñëpp dinañ ñàkku fii ak janvier incha allah 2022 population bi yëpp ñàkkoo mais mun na am yëf yi dina génn bu gaaw ci Sénégal. ñu dëkkee Thiadiaye di rafetlu lu jëm ci wàllum couverture maladie universelle te tamit ñuy xamle ni lu jëm ci wàllum vaccin yi dinañu def seen kéemtalaayu kàttan ba mën cee. lu ni mel itam mu mel ni nag Abdourahmane ab bataaxal la woo xamante ni nag mi ngi bàyyeekoo ci jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu liggéey fii ci réew bu Sénégal moom Samba Sy di wax ak ñi nga xam ne nag ab mbooloo daf ñu bootu ci seen kaw mu di chef d'entreprise yeeg ñi nga xam ne itam ay njaatige lañ ñu gën a farlu ci li nga xam ne nag moom moo di wekk coronavirus maanaam képp kuy dugg ci barabu liggéeyukaay yeeg yeneen yu ni xeetoo bu mënta wane li nga xam ne moom moo di carnet de vaccination mi itam ñu am dogal yoo xamante ni dees nañ ko mën a jël ci kookee nga xam ne fa lay liggéeyee lam ci jublu moom Samba Sy mu di ñu rek càmmonteeg li nga xam ne moom la waa kër docteur daal di santaane ci jamono yi nga xam ne Covid 19 mi ngi wéy di defi lor fii ci réew bu Sénégal. ginnaaw Covid 19 ak tolluwaayam nag ñu wax itam ci leneen Jogo Géej ab commune la woo xamante ni ma nga nekkee ca Daaru Xuddoos département bu Tivaouane foofee nag ñay yëngu ci wàllu napp gi wala bokk mbay mi ñu ngi wëy di nekk ci ay jafe-jafe ay jumtuwaay yu manqué bokk na ci ndox ak yeneen yi ni xeetoo seen wàllu wér-gu-yaram itam doon na loo xamante ni tiit nañ ci lool ci seen ak ëllëg ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Sey Latir.
ñeenti dëkk yi di Jogo Géej Mbetet 1 Mbetet 2 jàpp Teeni Naar askan wi ci ay jafe-jafe yu metti la ñu nekk ginnaaw bi leen waa GISO tabaxalee ab poste de santé fii ci Jogo Géej waaye askan wi nee nañu indiwuñu fi kenn ku fiy faj rawatina tiit lool ci jàngoro ji nga xamante ni moom tàbbi ci réew mi. mooy poste de santé bi nga xamante ni inauguré nañ ko bu yàggul GCO may nu ko wax dëgg yàlla te it ba léegi mi ngi upp ay portam te ñoo ngi si période boo xam ni hivernage la muy nawet te sibiru bi dafay bari pandémie bi ñëw na lëmbee adduna bi lëmbee réew mi kon bu nu ko ubbilee si jamono yi daanu kontaan daanu bég te ñoo ngi koy xaar Magor mi nga xamante ni moo nekk maire bu Daaru Xuddoos andil no ay médecins yoo xamante ni dañuy ñëw faj. man samay goro am na doom fi si yoonu Fass yàlla xam na ko doom ji si kaw sar bi la noppalu ndax lan soo na lool si tefes gi géej gi fees ba bolok amoo ku ko yóbbu. man mii di wax ak yow yéeg naa si sareet am fi am doom si kaw sareet xale bi jooyul ngelaw li jàpp ko ak sedd bi amaa muy egg Fass xale bi ñàkk na bakkanam si kaw sareet bi. xanaa rooti ca teeni sore teen yaa ngi ca àll ba joga silmeer bañ tëbaskeegul ba léegi ñi fi naan ñu rarement la. beneen jafe-jafe it am nañu ko dëkk bii di dëkku baykat la ak ay nappkat léjum yi bari na fi lool ak jën yi waaye yoon wu ñuy jaar ba génn ka la ñu amul. jën yi daf fi yàqoo ay ñetti téeméeri gaal lu mot ay juróomi junniy xale góor. sonn nañu nan nu dimbali may nu tali may nu courant may nu marché bu ñuy dugg di jënd di jaay loolu rek la ñu bëgg noonu. askan wi dëkk fii ci Jogo Géej nee na daal ñu ngi xaar ci nguur gi rawatina maire Daaru Xuddoos mu gestu leen ndaxte nee nañ dafa mel ni dañ leen a fàtte. mu mel ni nag ñu wàddu ci lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi ci mim réew moom Khadim Mboup xam ngeen ko mooy ki nga xam ne itam solu woon na colos jigéen ngir rek dem defal ab ndawam li nga xam ne nag moom moo di baccalauréat rawatina li nga xam ne nag moom moo di épreuve yu anglais yi moom moomee daal nañ koy déféré ni ki tey ji ci suba fa nga xam ne moom moo di ca parquet diwaan bu Njaareem ci fàttali moom ki nga xam ne nag moom moo di Khadim Mboup ab étudiant la fa nga xam ne moom moo di ca université Gaston Berger diwaan bu Ndar Géej jamono yi li ñu koy toppee bokk na ci wàllu fraude ak itam jël identité keneen koo xamante ni du moom daa ñàkk daañ ci dikkaat suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax itam ci leneen mu ñeel wàllu mbay ak yeneen yi ni xeetoo gox yi nga xam ne nag ñoom ñoo jege wala bokk nekk fa nga xam ne moom moo di ca kër Samba Kane ca département bu Bambey ñoom ñooñu nag li ñuy sàkku moom moo di ak leer ñu daal di leen di taalal bépp lampe bu fa nekk laata ki nga xam ne nag moom moo di njiit bu réew bu Sénégal di ñëw ci woowulee gox ñu dem ca Bambey ak li ko wër fekk fa suñu ay ndaw Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. dëkk bii di Kayrema Pathé fii lañu samp dàkku kër Samba Kane bi wante dëkk bii de askan wi am nañu lu ñuy joytu. du ñëw ci Kayrema Pathé ni day inauguré dak bi te ñu doon jàmbat courant ak discours yi nga xamante ni moom la maire bi di tenir bés bu nekk. di ñu dig mu doon ay digg politique du fi ñëwati te amuñu courant te duñu électrification Kayrema Pathé ak dëkk yi ko wër lu ci mel ni Kër Xali Koura ak Thialé Mabour ñu ngi koy demander ñu ngi koy exiger Macky. di bëgg-bëgg boo xam ne nii buñ ko saafara wut wisitu président de la république ci mois de décembre bi ñu jëm dina takk suuf. incha allah Macky Sall soo tegee sa tànk ci Kayré ni da nga inauguré dak de Kër Samba Kane dinañ takk morso yu xong dinañ def lépp lu ñu man ci ak naqarlu ak jooy wan la ni la Sénégal nag dañ la ko jox waaye moomoo ko. ku Kër Samba Kane bi sax askan bi fii yeewoo fi mu nekk nii gëmatuñu liñ ciy wax nee nañ dañ leen a ndax baju tee. loolu sax ñun gëmuñu ko parce que ba léegi dak bi opérationnel ba léegi ndaw ñi nga xamante ñoo nekk sama ginnaaw kenn mënu laa wax ni ma nga cay liggéey kon gëmuñu ko waaye. lu wuteeg lool li nga xam ne moo di directeur dak yi di wax Kër Samba Kane dara bougé wu fi am na machine yoo xam ne ni sax jëlee nañ leen fii yóbbu leen ci yenn chantier. Ndorong extension jàppale ne ca diwaan bu Kaolack la nekk foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu njënd ak jaay dañuy faral di am ay jafe-jafe saa yu fa taw wàccee ba tax na itam jamono yu lott nañ ngir dund mbir mu ni mel mu mel ni nag mouvement ànd defar Kaolack jamono yi nag daal dinay remblé yenn ci foo xamante ni bu tawee ndox ma dafay taa Pape Mbaye Diaw Faly Gueye ci reportage. ñaar fukk ak benn ci ay millimètres yi nga xamante ni moom la taw ci week-end bi daal di commencé indi jafe-jafe askan wi nekk ca Ndorong extension waaj ji nag ci quartier bi la dëkk dinu xamal jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund saa bu nawet jotee. parce que man ruq bi man amul lu ma fa dajul parce que sama kër la sës sama kër la sës man j'ai tout fait jënd naa ay gravat lu nekk def naa ko mais initiative bi bon ku am moyen rek moo ko mën def
kon nag bu ko nit ki defee aussi da nga koy sant gërëm ko parce que su ma xëyee du ma gis ndox bi du yàq suma kër mais vraiment loolu moom dafa nekk loo xam ne dama koy rafetlu fii lu nekk def naa ko fi. mouvement ànd defar Kaolack daal di ñëw nag ngir jàppale askan woowu xool point yi nga xamante nii dañuy inondé ñu daal di fay def suuf ba ndox dootul sonal askan woowu. dañ ne nettoyage la ak remblaiement mais nettoyage def nañ ko ci koñ bi dañ ko faral di ko def chaque jour soo leen gisee liñ fi def tey def nañ fi nettoyage def nañ fi remblai lii la ñu gis tey mais depuis ñetti fan ñu ngi fiy ñëw camions yi di dugg caterpillar bi mu ngi ñëw di ramasser di ranger waat di defaraat di niveler gox bi. ne acte bu mel ni nag suñ ko defee defuñu ko pour kenn dañ ko def pour ñun parce que ñun ñooy doomu Kaolack ñun ñooy waa gox bi. ci activité yooyu nag mouvement ànd defar Kaolack daal di woo askan wi ñu dem ñàkku ji tey farataal mesure barrières yi. ginnaaw mouvement ànd defar Kaolack ñeneen itam ñoo xamante ni xaaruñu état benn yoon ngir juyanti localité wa nga xam ne moom la ñuy yeewoo ca diwaan bu Dionewar la ñuy dem foofee itam xam ngeen ne Dionewar solidaire ñu ngi ko taxawal ci atum 2019 ba suñu jon yàllaay tey ñu ne mel itam way di def jéego ci gox woowee nga xam ne nag fa la ñuy denc seen ay nelaw ñu dem ca diwaan bu Fatick ak li ko wër fekk fa Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. Dionewar solidarité ab association bu ñu créé la boobaak léegi def na ñaari at ñi ci bokk nag ñu dëkk ci Dionewar la ak képp koo xam ni fa nga cosaanoo li ñu namm nag mooy développer seen gox boobulee. Dionewar solidarité di association de développement dëkk doomu dëkk ba ñoom ñoo ko war a liggéey. waaw xam nga boo xoolee suñu dëkk yi dafa xaw a enclavé wu ba nga xam ne des fois pour ñu xaar état bien vrai que état soxla nañ ko mais pour ñu xaar ko tamit day xaw a jël temps moo tax ñun ñëpp dañu fippandoo. li ñu jotaguma def nag ci wàllu investissement bëri na te nee ñu ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci association bi ñoom ñooy cotiser saa su nekk ngir di ko def li ñu mujjee tabax nag ab pont bu ndaw la boo xam ni mi ngi jàppale askan wi ñuy déplacé wu nuñ ko bëggee te duñu am benn jafe-jafe te itam pont boobu ñoom ñu ni mën na xeex lépp luy érosion côtière. élèves yi bi ñu doon dem di jàngi da doon xaaw a metti si ñoom bu géej gi feesee wala bu tawee da doon metti traversée bi da doon metti pont boobu bi mu paree tamit si la ñëw si deuxième pont bi ñu taxaw tey fii tamit vraiment doléance la boo xam ne si doléance su dëkk bi la bokkoon dañu cotiser. association bi nag dañu initié woon ab journée d'investissement humain maanaam doon nettoyer seen dëkk ba liñ ci namm nag mooy nee ñu gën a defaraat assainissement bi foofee ci commune bu Dionewar. développement dafa complexe benn nit mënu ko benn chaîne la boo xam ne ñëpp ci war a participer boo xoolee association bi initié tey jii lii muy Dionewar solidarité association boo xam ne 2019 la judd si ñaari at yi pont bi ñu taxaw nii rek doy na pour ñu ne ñii vraiment indi nañ fi benn véritable développement. commune bu Dionewar li fa nekk ci ay association de développement bu ñu sukkandikoo ci maire bi mu ni bëri na ñoom ñëpp nag benn mbébét la ñu am bañ a xaar lépp ci gouvernement bi ngir rek mën a développer seen dëkk. ñu wutali diwaan bu Louga foofee itam xeex li nga xam ne moom moo di ndandu foy gi nag mu mel ni gouverneur ba fa ma ngay sàkku ci askan wi ñuy woy di jëmbati garab ndax itam ker mën leen gane si Louga ak itam na mu rek dayoo mu mel ni nag kàddu yooyee mi ngi ko biral ginnaaw nag bés wi nga xam ne jagleel nañu ko lépp lu ñeel wàllu garab nag fa nga xam ne moom moo di ca Gidile xam ngeen ne ca département bu Louga la nekk ñu dem fekk fa Thierno Fall. commune bu Ngidila moom moo daloo ren ji ci département bu Louga bëccëg bi ñu jagleel njëmbatum garab municipalité bi daal di ci profito nag lancé ab campagne de reboisement bu nga xamee ni daf ko fas yéene yaatal fu bari ci gox yi mu lëkkale. dañu koy gën a yaatal comme li gouverneur wax li tax nu tànn fii du hasard ça fait 1 an nu ñëwoon fii doon jëmbat garab yi jëmbatoon ko ci ay béréb yu wuute mais garab yi ñu fi jotoon a jëmbat ak ministre bi ba fii mu toll bu ngeen xoolee ma ngi nii taxaw tey mais ci li nga xam ne mooy nawet bi yëpp dañ koy continuer fii mu toll itam na ngi doon wax ak waa Eaux et Forêts naka la ñuy fexee ba am benn pépinière boo xam ne nii dañu si jàppalante ak ñoom nga xam ni ci région bi yëpp suñu soxlaa garab dinañ ko mën a am. gouverneur bu région bu Louga nga xamee ni moo jiite woon reboisement bi moom daal di dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xamee ni si Louga mi ngi koy jànkoonteel ndax ñàkkum garab. tey booy xool ñun dañoo jege désert bi te bu ñu fàttali benn mbir bu leer xam nga tey ñu ngi ci 1er août 2021 tey ñu ngi ci biir nawet mais gis ngeen ne depuis presque 3 semaines ba léegi amuñu taw il faut que nit ñi aussi bañ a fàttali dafa am relation entre taw ak garab boo demee ci àdduna zone yi nga xam ne moo ëpp garab rek moo ëpp taw. looloo tax muy sàkku ci askan wi ñu farataal njëmbatum garab ngir nag mën a am naataange ci région bi. moo tax aussi may la lancer aussi un appel à l'ensemble des maires
et des présidents de conseil départementaux lu mel ni aussi nañ ko jëm a lawal aussi dans toutes les régions ou bien dans toutes les communes pour que aussi vraiment waaw vraiment garab gi mën a sax te ndax aussi tamit nit ñi aussi mën a dund ci comme ni ñu ko bëggee. journée de reboisement bi nag ñii di waa Eaux et Forêts ñoom itam teewe woon nañ ko ànd ak seeni ndaw ñoom nag li ñu fas yéene mooy jàppale mboolem collectivité locale yi ba fépp ñu mën faa jëmbat garab ngir naataange am fii ci diwaanu Louga. ñu àddu ginnaaw Louga xibaaru biti réew ñu wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca Niger foofee jàpp leen lu tolloog fanweer ak juróom ci ay doomi aadama yoo xamante ni mu gën a yaatoo. mbokk yi yéen ngi fàttaliku ki nga xam ne moom moo di Samba Amadou Sarr mooy ki nga xam ne nag moom moo génn àddina ginnaaw puccuxoo wi nga xam ne nemmeeku nañu ko ca diwaan bu Pikine gis ngeen ko noonu bi nga xam ne nag moom moo di président sortant bu fédération sénégalaise bu football ba mu fa doon dem ngir amal li nga xam ne moom moo di doxu ñax nemmeeku wax ak ñenn ci askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo nekkee diwaan bu Pikine jàppaleen ne moom Samba Amadou Sarr daañ ko jébbal boromam ni ki tey jii nag bu 17h jotee maanaam juróomi waxtu nga xam ne nag moom moo di ca sëkk yu Pikine ñu waxaat ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu tàggat yaram ba tey mu mel ni nag demi-finale aller bu coupe du Sénégal Louga basket club moom moo dóor ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di GIA jàpp leen lu tolloog juróom-ñeenti poñ moom moo leen wuutelee ki nga xam ne nag moom moo di coach bi di rafetlu bu baax a baax li mel tey sàkku ci ndaw yi nga xam ne nag du mooy woon nañ gedd ñu daal di ñëwaat ci li nga xam ne moom moo di club bi ngir rek seeni ay raaya wala bokk li ñuy làbbali gën a bëri ñu teewlu ay kàddu Madiena Fall xam ngeen ne moom mooy coach bu Louga basket club ci micro Thierno Fall. waaw Thierno ni ma koy waxee rek moom mooy damay féliciter d'abord sama xale yi parce que jouer ak juróom-ñeenti joueurs yombul surtout match boo xam ne da ngay jouer équipe boo xam ne équipe bu mag a mag la bon naam am na ñoo xam ne ñëwagun ba léegi xëy na fa am lu leen téye mais je pense danañ ñëw après incha allah danoo xëy na xale danoo juum rek mais ñoom ci biir équipe bi lañ bokk buñ dikkee rek équipe bi dana gën a mat. waaw mooy ñu doon grève noonu xëy na après gars yi dinañ trouver une solution vraiment ban dikkaat de rejoindre donc le groupe moom laay souhaité quoi parce que équipe bi seen équipe la affaire bi tam solo tam moom mooy coupe du Sénégal la demi-finale aller la dañoo jouer suñu kër il faut donc ñu gagner avec benn écart bi ak benn avantage bi parce que dañuy dem après sur Dakar xamul nu ñu fay fekk donc booy tey dañoo jouer avec le cœur vraiment couper donc les balles dem ay contre-attaque dugal bal yi yomb dikkaat donc en défense loolu la woon quoi. waaw ñu ngi koy waajal bu baax waajal d'abord sur le plan psychologique parce que amul lu ñu téyegul rien encore acquis match bi dama ko def comme final rek gagné ko wala boog ñu perdre ko loo xam ne nii li leen doo tey moo ëpp daal pour mën cee génn. egsi nañ ci leneen ci li jotaayu xibaar muy li gën a fës ci yéenekaay yi. jërë ngeen jëf mbas mi yóbbu na ci réew mi fanweeri bakkan ak ñeent ci 48 heures yi ñu génn Vox Populi moo joxe xibaar bi ci xëtamu njëkk bindal ñu ne ginnaaw record décès bi ñu am keroog samedi di ñaar fukki nit yu faatu ci coronavirus bi démb ci dimanche ji bilan bi ministère de la santé joxe na fukki décès ak ñeent joxe juróom-ñaar fukki malade covid 19 ak juróom-benn yu nekk Sowétas 1757 cas corona US ci cas yooyee 1563 yëpp ay cas communautaire la ñoom maanaam seeni boroom xamuñu fan la leen feebar bi toppe Source A moom it xëy topp wax ji ba wax ñu ne jaagi ak cas corona yi ñoo ngi jëlaa ñëwee nu nekk ci réew mi kees yi néew yee cas corona yi wute wuñu akub taw ndax bari gu ñu bari la si ne kay dolli ñu ci ne ci diggante ajuma ak samedi fanweeri nit ak ñeent ñàkk nañu seen bakkan ci covid bi le mandat bind ci xëtamu njëkk ne covid 19 beeg variant delta bi ñu ciy dund mi ngi def lu dara jarul ci jeunes yi delta bi yóbbu na ci week-end bi juróom-ñaari jeunes ci réew mi quotidien dëggal xibaar bi ba dolli ñu ci ne juróom-ñaari ndaw yi faatu ci réew mi ci coronavirus bi seeni at ñi ngi toll ci fanweeri at ak ñaar jàpp ñeent fukki at ak ñaar enquête dina kay moom xëy di enquête ci prise en charge covid 19 bi ci dëkk yi ci biir réew mi ba ñuy wax ne ca Matam cas coronavirus yi ñoo nga fay jalaañoo centre de traitement ba fa nekk fees na bay bëgg a turu te yëf yi du neex a lijjante ndax dëkk baak la muy rëy ne toll na ci 29000 mètres carrés benn médecin réanimateur képp kottu kese moo fa am nga jóge Matam dem Ndar personnel de santé ba fa nekk sonnatuñu ci yëf yi ndax ba léegi kenn fayu leen seeni prime ca kees kaayaa nga yokk heure bu ñu xëyee fajkat ya fa nekk dëkk ci defante ak i ñaxtu nga jóge kees taañaañal ba njaarim woppu jeet ma nga fay def lu dara jarul centre de traitement ya tàmbali nañoo fees donte jooy ñu oxygène waaye la ciy ñuul moo di am na fa structure de santé yoo xam ne équipement yu baax na leen ray moo taxit yéenekaay bi nee nañu askan wa ak fajkat ya kenn muccul ci troisième vague bi Le Quotidien nañu am na beneen vague bu am ci feebar bi bu ñu waxul ubbil yéenekaay bi docteur Babacar Niang njiital suma assistant journal bi nee nañu moo wax démb ci émission jury di dimanche ne ak njublan ak business gu garaaw moo am ci corona bi ndax matériel yi ñu jënd ngir hôpital public yi ñoo ngi leen di jël di leen jaayaat clinique privée yi journal Le Quotidien nañu la ñu fi waxoon ba waa ministère de la santé doon tëbaka dal docteur Babacar Niang dëggal
dëggal na ko nee na am na ci réew mi ay revendeur yoo xam ne loo soxla ci matériel ñu génneel la ko. njiital mouvement gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany La Tribune nee na ñu samp na fukki laaj ak juróom-benn maanaam 16 questions yu mu jagleel président Macky Sall jaaree ko ci lettre ouverte jëmale ko ci mbas mi. Bougane Gueye Dany nee na Macky Sall monsieur le président ndax am nga tàkk bu wér ci ñaata sénégalais ñoo ñàkk bu nuppi te terewul ñu corona. monsieur le président ndax xam nga ne personnel de santé bu jàmbaare bi ci réew mi jotaguñu ba léegi seeni prime ginnaaw vaccination yi ñu doon defalaate ci centre de traitement yi daaw. monsieur le président ndax yëg nga ne ci jamono ji nit ñi di faatoo ci l'hôpital yi ndax ñàkki moyen ki ñàkki jumtuwaay am na ay privé sénégalais yuy luye ay matériel respiratoire ci kër yi. monsieur le président ndax yëg nga ne suñum réew di Sénégal mi ngi dund beneen pandémie bu gën a tar Covid-19 bi. Bougane Gueye Dany tëje ay waxam ci le kàddu mu de monsieur le président corona business bi am ci réew mi dakkal ko ndax business bi am ci corona bi wute ak garab gu daanu ci pénc ba lawbe yi wër ko. Lobe Njaay jàpp nañu ki ñu jàpp ne moo ko faat. bi l'Observateur yéenekaay bi nee nañu benn bu xaabala bu ñu naan Amadou Sidibé moom la ñu ne moo rey kii di Lobe Njaay sandarma yi ñoo ko teg loxo ba tegaale loxo ñuy jàpp ne seen loxo génn ci. journal l'Observateur xëy dellusiwaat ak ñun ci mbir yi ak ni ñu demee lise ko nañu Lobe Njaay la ko yóbbu woon Thiaroye Azur ca kër bu xaaba bii di Amadou Sidibé moo di ay ñaan la fa wuti woon ngir ab magasin bu mu waroon a tijji ca Diamniadio. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci teewlu bi jàpp leen rédaction bu télévision Futurs Médias dina fi ñëwaat ngoon incha allah 19h30 jàpp 20h ci yeneen jotaayu xibaar lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéyi ak programme TFM jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.